ñi nga xam dana am diabète diabète moom maladie chronique la maanaam feebar la boo xam ni nit ki bu ko amee am na ko ba faw am na nag ñaari xeetu diabète am na diabète de type 1 ak diabète de type 2 diabète de type 2 mooy faral di dal mag ñi bu ma nee mag ñi ñaari dinañ am lu ëpp fanweeri at ñu si gën a bëri diabète de type 1 mën na nekk xale yi ndaw yi ba ay ñaar fukk ak lu teg par exemple sax mën na dem ba ay fanweer ak lu teg mais ñaari daal du passé ñeent fukki at seen différence maanaam li leen wutale lenn la ñi nga xam dañ am diabète de type 1 ñoom seen gàddaam maanaam seen pancréas mënatul liggéey insuline mënatul liggéey daal ci insuline ça veut dire que ñooñu kon bu ñu feebaree rek daanaka si saa si bu leen joxul bu ñu gisee am nañ diabète bu leen defarul insuline mooy piqûre yi ñuy piqûru duñ mën a dund. par contre diabétique ñi nga xam ne ay diabète de type 2 lan ñoom am nañ as tuut ci insuline seen insuline moo néew wala boog seen insuline boobu moo mënul def lan ko santé mooy lan mooy dimbali nit ki bu lekkee ba pare la mu lekk bu reesee mën a dugg bopp ci fan ko war a denc ci biir yaram bi insuline boobu mooy manqué ci nit ki kon ki nga xam ni dafa am diabète dafa feebar l'islam nag tey kan lu mënul tamit feebar tamit bokk na ci yi nga xam ni ngante yi nga xam ni mën nañ ko teg bu fekkente ni nit ki bëgg na woor waaye mënul woor mais feebar tamit comme ni ma ko waxee maladie chronique la nit ki day dund ak moom maladie chronique da ngay dund ak feebar bi ba nga xam ni léeg-léeg feebar boobu sax nit ñi xamul ndax feebar nga yow sax sa bopp sax bu dee la manqué wala la yokk ci yow ba ñu ni kii feebar na loolu buñ ko mottalee rek daanaka da ngay dund comme ñeneen ñëpp donc loolu moo tax diabétique yi ñenn ñi mën nañoo woor du ma ne ñëpp mën nañoo woor parce que bu waxee loolu tamit mën na indi ay ñàkk dégg-dégg ci ñenn ñi diabétique bu ne bu décidé day woor maanaam du laxatu du ni damay woor te docteur ba yëgu ko seen waa kër yëgu ko kenn yëgu ko muy forcé ni day woor donc buy woor tamit lu muy préparé la ak docteur bi nga xam ne moo koy suivre moo koy seet kooku bu ko seetee ñoom ñaar ñu toog ñu xoolaat ndax nit ki mën na woor wala mënul woor bu dee mën na woor tamit na muy lekkee ndax question bi li ma laaj loolu la na muy lekkee daanaka moom li ma wax noonu ci ki nga xam ne amul diabète daanaka ñoo yam mooy lan mooy xëdd bi na insister na il faut mu xëdd waaye tamit xëdd bi par rapport li ma expliqué sànq ni noonu lay xëddee mooy que mu am ay suukar yoo xam ni ci lekk bi loo xam ni ndànk lay digérer ba nga xam ni dina stocké énergie am sous forme de sucre mais tamit ak tuuti graisse ba nga xam ni ci journée bi du loof yenn yi buy ndogu tamit mën na commencer par jël tàndarma même si tàndarma def sax suukar mais diabétique bi mën na ko jël mën na commencer ndogu ak tàndarma comme ñëpp léegi nag ci lekk bi nag tamit loolu ma expliqué sànq mooy alimentation équilibrée mooy lekk bi na am ay céréales na am dugub mboq wala pepp ak lépp lu jóge ci loolu waaye tamit na am ay légumes na am ay fruits légumes yi nag léeg-léeg tamit am na yu ñuy boole ci légumes yi ñu leen di tuddee parfois ay tubercules wala yenn ñi leen tuddee sax ay féculents mooy reen yi mooy pataas pomme de terre ak ñaambeeg yooyu ñooñu seen bindu li nekk ci biir amidon ba ca biir daanaka mook pepp yeeg dugub yeeg mboq ñoo yam donc sànq bi may wax légumes c'est surtout yi war a gën a bari lool mooy légumes yi feete ci kaw nga xam ni ay xob la wala ay tamateek ay kànja xeet yooyu daal donc diabétique bi tamit même type d'alimentation man moom laa koy conseiller mais dafa am lu mu war a def bés bu décidé ni dafay woor donc il faut que mu xool ak médecin am ndax attan na ko wala attanu ko mooy lan mooy ndax est-ce que ci terrain boobu di ñu tuddee diabétique est-ce que amul feebar baneen bu ci ñëw lalu fa est-ce que feebar boobu stable na wala stable benn déjà sax diabète ba est-ce que équilibré na wala équilibré wul bu diabète bi équilibré wul maanaam bu yamul bu yamamaayul dina jafe lool pour mu wóor moo tax diabétologue yi ñaare
dañuy classer risques yi parce que diabétique buy woor toujours am na risque mais risques yi dañ koy classer ñetti groupe ñoo xam ni dañu am très haut risque maanaam risque bu mag a mag mooy ñi nga xam ni ñetti weer yu weesu wala ñaari weer yu weesu am nañ fi ay hypoglycémie maanaam suukar bu wàcc lool wala boog feebar nañ fa feebar boo xam ni bu metti boo xam ni mën a nekk coma diabétique wala yu demee noonu en tout cas daal am na daal jàngoro ju nu am si ñaari weer wala ñetti weer yi jiitu ñooñu risque bu élevé lañ am maanaam ñooñu woor ci ñoom jafe na lool pour ñu wax leen ni mën ngeen a woor ñaari sax duñ ci sax lam-laamee ñoom sax seen bopp dañuy xam ni mënuñoo woor duñ woor ñi nga xam ni tamit dana am ay complications ci seen diabète ay complications évolutives maanaam complication bi mi ngi fi waaye dafa nekkaat beneen jàngoro maanaam koo xam ni par exemple am na diabète am na tànk bu am góom mu jël ay antibiotique wala am koo xam ni am na diabète waaye dafa am problème ci rein yi ay lu mel ni insuffisance rénale même bu tollul sax stade boo xam ni day am ay dialyse yooyu mais quand même rein yi ni ñuy fonctionner baaxul ñooñu ay diabétique la yoo xam ni seen diabète yóbbu na leen ci yeneen feebar parce que tamit diabète ba équilibré wul woon pendant lu yàgg wala boog suivre woon seen i traitement wala boog amul woon toppatoo bi ci war ba nga xam ni diabète bi daan na leen ci fànn yu bëri parce que diabète dafay laal fépp ci yaram bi ñooñu risque bi c'est élevé maanaam risque bu ëpp la na am mooy te boole nañ si tamit ñi nga xam ni dañu ëmb tamit am diabète muy nekk diabète gestationnel wala mu nekk koo xam ni dafa amoon diabète ëmb bon yooyu c'est très compliqué ay cas yu xaw a yu jafe la ñooñu tamit logiquement waruñoo woor maanaam ñi nga xam daal au risque ñooñu bu nu wooree rek ba nañu am problème bu gën a garaaw la nga xam ni moom lañ amoon ci saa si ci jamono boobu ñooñu leen tuddee au risque après moom ñoo xam ni non moom ñooñu leen tuddee très haut risque maanaam ñoo xam ni bu nu wooree lan koor ga mën a gàllankoor lan koor ga mën a indil ci ay jafe-jafe seen wér-gu-yaram mën na si sax faatu. conséquences yi moo ëpp lan cee gagné léegi mu am tamit ñoo xam ni haut risque la haut risque yi non très haut risque yooyu boole naa si sax diabétique de type 1 yi ñu ngi foofu léegi parce que ñooñu dañuy piqûre plusieurs fois ci bés bi ñooñu pour ñu def hypoglycémie lu yomb la ñooñu ñaare parce que seen yaram amul insuline donc pour ñu am insuline de base il faut ñu mën a maîtriser bu baax a baax piqûre yi ñooñu risque bi c'est important léegi mu am ñoo xam ni haut risque la ñoo xam ni tamit bu nu wooree la leen koor ga mën a andil ci ay jafe-jafe bari na ñooñu bokk na ci tamit ba tey ñi nga xam ne am na ay complications ci seen diabète mais complications yi peut-être que ay complications yoo xam ni mën na ni c'est stable koo xam ni am na ay problème ci bu doxee tuuti dootu mën continuer parce que tànk yi day metti am na artériopathie oblitérante maanaam tànk yi sidit yi suuxat tànk yi mi ngi commencé am problème mais mi ngi soox ak moom ñooñu am nañ risque au risque la mais ba tey bokkul ak ka nga xam ni par exemple am na góom wala ak yu demee noonu am na koo xam ne tamit mën na am insuffisance rénale modérée bokkul ak ki xam ne insuffisance rénale bu ëpp dayoo bu sévère ñooñu tamit seen risque c'est élevé donc au risque yooyu bokk na ci tamit ñi nga xam ni dañu am diabète de type 2 mooy diabète boobu dal ci mag ñi mais équilibré wuñ maanaam seen suukar yemul ci deret ji dañuy am souvent ay glycémie suukar bu yokku wala léeg-léeg ñu am suukar bu wàññeeku lool ñooñu tamit risque la bu ëpp ñooñu it catégorie boobu tamit wóorul ñu woor wala bu même bu dee dañuy woor tamit ñooñu il faut ñu surveiller leen bu baax a baax a baax ba pare tamit ñooñu il faut que ci journée bi ñuy xool même plusieurs fois seen suukar si seen deret mu am nag ñoo xam ni ñoom risque bi c'est faible à modéré ñooñu sax am na ay jamono diabétologue yi dañ leen doon séparer ñaari groupe ñi faible ak modéré mais finalement ñooy daal daanaka mën na leen boole ci benn mbuus mooy ñi nga xam ni ay diabétique de type 2 la ñoo xam ni ils sont équilibrés ñooñu balaa ñuy woor gis nañ seen médecin defal na leen bilan ñu xool ni équilibre am nañ ko depuis ñaari weer ñetti weer ci ginnaaw xoolaat nañ seen traitement ñu changé
garab gi ñu ngi ko daan jël suba bu ñu waxee bi ñu demee ak seen docteur ñu waxtaan mu ne ko damay xëdd damay ndogu dinaa lekk normalement ñu xam la leen di lekk boobaa ñu ne ko kon garab sàngam kat da nga ko daan jël nii wàññil dose bii wala insuline bi nga doon jël kat wàññi ko suba gi ngoon gi mën ngaa garder même dose bi wala boog ñu ne la garab gi nga daan jël kat doom bi nga doon jël suba gi léegi jël ko ci ngoon gi maanaam parce que ci ngoon gi ci ngay gën di lekk. donc mën na am modification yooyu ñooñu seen risque mën na ni c'est léger à modéré parce que déjà à la base équilibré nañ à la base tamit ci amuñu yenn complication yenn problème yi ñooñu mën na leen digal mën na leen digal sax mais mën nañ d'accord ni ñoom naan feebar nañ am nañ diabète waaye seen diabète kat loru leen gañaw leen maîtriser nañ ko ñooñu mën nanoo woor mais tamit dans tous les cas même bu ñu waree faw ñu leen di surveiller bu rapproché ku ci mën a am possibilité maanaam di mën a saytu sa deret di xool fan la suukar si toll nga seet ko boo xoolee ni tamit suukar bi ëpp na quel que soit diabétique bi nga gis ni nga dem ba ci digg ba ci gis ni sa glycémie bari na lool maanaam nekk na ay 3 grammes ak yooyu boobaa kat nga xam ne problème am na ñu arrêté de koor gi koo xam ne tamit suukaram wàcc na mu xool rek mu nekk ay 0,70 ak yooyu mu xam ne moom kat mënul continuer na arrêté boobaa nag mook docteur bi kay suivre mën nañ xool naa day nekk dogu koor boo xam ne ci ay fan lay def ñu xool fan la problème situé régler ko wala boog est-ce que day nekk dogu koor ba faw maanaam la des ci weer bi kat ñu ne la yow kat mënatoo woor jëm nga waaye mënoo donc diabétique bi daal bi nga xam ni dafay woor du moom rek mooy xalaat rek décider ni man daal koor gi ñëwee damay woor quelle que soit la situation damay woor donc il faut que mu waxtaan ci ak ki nga xam ni moom moo koy suivre ci wàllu wér-gu-yaramam bu ko neexee sax mu ànd ak kenn ci waa këram koo xam ni moo koy toggal wala moo koy toppatoo comme ça waxtaan bi nekk benn waxtaan ñu xam fa lañ jëm comme ça kenn du tooñ sa morom kenn du def tamit loo xam ni neexul suñu borom parce que tamit def loo xam ni yàlla dañu digal rek ñu am ci ay tuyaaba ak pour suñu jaamu yàlla mais tamit nit ki xaru tamit daganul te defe naa ni yenn yi nit ki mën na ko moytul boppam donc koor ci diabétique mën na nekk mais faw diabétique bi waxtaan ci ak diabétologue am mu xoolaat nan lay lekk mu xoolaat nan la ñuy changer traitement yi waaye tamit mu xool ndax attan na ko wala attanu ko